MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. Pour vous servir, veillons à ce que chaque information soit pure. MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. Pour vous servir, veillons à ce que chaque information soit pure. Voici la chaîne qui décortique les réalités de la tariqa Tidjani. Notre point de relais avec le bien guidé Al-Imamul Mahdil Muntazir. Assalamu alaikum chers téléspectateurs yi ñuy suivre ci MCTV votre chaîne de lumière bi am mbégte retrouver leen ci bërëb bi di Médina Cheikh Tidiane Chérif dans le cadre de la commémoration du 10 avril muy événement boo xam ne ni li muy représenté bëri na ndaxte gis nañ que ni ci date bi la guide bi di Seydi Mouhamed El Cheikh rencontré woon kii di Cheikh Tidiane Chérif à Misra ci suufu garab ba mu jox ko li nga xam ne ni mooy wird un 10 avril 1997 donc chers téléspectateurs ñu am mbégte vraiment retrouver leen fii di si ànd ak Seydi Mouhamed El Cheikh ñu koy dalal ak jàmm si plateau bi di ko wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullah bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin soxna Rama ñi ngi lay nuyu bu baax ak équipe bu Médina Cheikh TV yëpp di leen aussi dalal ci béréb bu tedd bi di Médina Cheikh Tijani Chérif rawatina ci jour bi nga xam ni aussi jour bu spécial la ci ñun muy 10 avril 2022 te comme ni nga ko waxee léegi rek 10 avril moom ñun liñ ciy jàpp dëgg doonul rek sunu date de naissance mais sunu rencontre ak Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif te mu nekkoon 10 avril 1997 mën naa ni loolu moo tax bu 10 avril jotee rek day nekk bés boo xam ni dafay am solo loolu ci ñun macha allah. macha allah donc comme ni ñu ko waxee woon léegi rek. ñu ñëw ci bërëb bi pour commémorer événement boobu noonu et te ñu gis que ni itamit vraiment cette année-ci mu nekk événement boo xam ne dafa spécial ndaxte dafa tombé li nga xam ne ni mooy weeru barke bi weeru ngëneel bi di shahru Ramadan donc ñu gis que ni itam d'habitude ci Ramadan bu daan ñëw daawal leen sax génn le plus souvent da ngeen doon nekk ci xëlwa ren nag ngeen am opportunité mën a génn mën a saafonteeg taalibe yi loolu mu nekk loo xam ne ni quand même lu spécial la donc taalibe yi ñu jot a dajal fii sax kontaan si loolu jàppee seen teewaay tey jii si bërëb bi comme ngëneel bu rëy ñu bëggoon leen laaj rek ban interprétation ngeen di def si loolu. waaw xam nga shahru Ramadan dafa nekk weer boo xam ni weer la bu yàlla barkeel alquranul karim yàlla wàcce ko ci. mois bi nga xam ni mooy shahru Ramadan mu nekk loo xam ni suñu ñëwoon rek comme ni ñu ko daan defee nekk ci suñu kurus nekk ci suñu jukki alquran nekk ci suñu naafila ba weer bi jeex mën na ni ngëneel googu kenn xamul na mu toll waaye rawatina lu gën a spécial mooy ñu am opportunité wu mën a saafonte ak compagnon yi nga xam ni ñoom la àndal ci mission bi waaye mën a saafonte aussi ak jullit yi nga xam ni dañuy ñëw ñoom ci béréb bu tedd bi fekk ñu fi kon loolu damay gis ni avantage ñun bi ñu ci am mooy li waroon jullit bi ci weeru koor te mooy mu fexe yëkkati tànkam dem jokku mbokk dem dox relation boo xam ni relation diggante jullit ak moroomam la saafonte ak moroomub jullitam yàlla dogal na ñun loolu yëpp ñu am ko ci bis bi waaye am ko aussi ci béréb bi tey waaw kon loolu opportunité la boo xam ni peut-être su fekkoonte ni anniversaire bi duggantewul woon ak shahru Ramadan bi nii mën na am ni comme ni nga ko waxee dina fekk xëy na ñi ngi ci xëlwa ni nga xam ni noonu lañ ko daan defee à chaque fois bu ñu nekkee suñu retraite spirituelle mais lii ñu am fii tey muy ndaje bi nga xam ni mbooloom section dairatul iman yi disponible te nekk biir Sénégal yëpp daje nañ fi ñu ànd ak ñoom ci commémoration bis bu màgg bi ñu fekkante nuyoo ànd ak ñoom depuis ce matin bokk ak ñoom julli bokk ak ñoom malaanu wasifa bokk ak ñoom léegi julli tisbaar kon dama gis ni tey sens bi ñu am ci weeru koor gi daal nekk na loo xam ni duñ ko gaaw di fàtte rawatina garantie bu spécial bi nga xam ni Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif defal nañu ko fi tey
ba ñu wasifa ci wasifa suba ba noppi macha allah. donc opportunité bu rëy la mais ñu ñëw toujours si li nga xam ne ni mooy gis nañu benn fait mooy que ni depuis seen intronisation à la date du 29 janvier 2022 bii ñu génn dafa am ay remarques yu ñu def ndaxte gis nañu depuis boobu en fait Sénégal dëkk bi ñu nekk muy Sénégal dafa enregistré ay victoires si domaine yu bëri. suñu xoolee li nga xam ne ni mooy Coupe d'Afrique bi sax si atum 22 bi lañ ko remporté pour la première fois nga xam ne ni nit yi yàggoon nañ di koy xaar te mosuñu woon am opportunité jël ndam loolu noonu mais des na itam ñu ñëwaat toujours si Coupe du Monde bi ñu gis itam que ni Sénégal itam qualifié na si Coupe du Monde bi nga xam ne ñu ngi ko nar a joué Qatar si 2022 bi toujours mais d'une autre si beneen côté itam suñu xoolee gis nañ itam si domaine politique bi ay tensions surtout législatives yi nga xam ne ni mu ngi waaj a ñëw mais aussi ay dossiers yu sensibles yu ñu génnee et tout ñu bëggoon leen laaj rek Seydi Mouhamed El Cheikh ban analyse ngeen di def si yii yëpp nga xam ne ni xew na fi mais di coïncider ak seen ndorteelu mission. waaw xam nga loolu li ma ci mën a tontu rek mooy dama waxoon ni 2022 moom at la moo xam ni daana ko atu feet la sax daana ko at bu am solo la at bu neex la yàlla dogal na aussi ñu agsi ci ñu gis ni li nga xam ni doon nañ daw ci ginnaawam depuis 1960 ba léegi te mooy comme bu ñu ñëwee ci domaine u sport nga xam ni ci nga mooy sa question bi ci la ñuy njëkk wax mooy équipe nationale Sénégal ñëpp xam nañ ni dañu mës a am dañoo tuddee ay joueurs yu baax joueurs yoo xam ni yu mën football lañ ñu gis leen au niveau international seen tour àdduna yëpp xam nañ ko yàlla dogal ñu gis ni toujours bu ñu ñëwee ci équipe bi rek suñu demee ba jàpp ni peut-être ñi ngi dem bay waaj a gagné wala bay waaj a am lu ñu bëgg nga gis ñu daal di am benn déception loolu seetlu nañ ko xëy na nag sax paramètres yi ci nekkoon yëpp mosoon nañ ko junj ci benn waxtaan am na luñ ci jotoon xam waaye yàlla dogal ñu ñëw ci atu 2022 yàlla may nu victoire ci Coupe d'Afrique des Nations comme ni nga ko waxee muy suñu première Coupe d'Afrique des Nations boo xam ni dañu ko remporter waxuma sax li nu remporter mais li mu jur après comme dañu gis jour boobu pratiquement Sénégal yi yëpp dañu àndandoo nekk benn fête victoire bi opposition bi pouvoir bi ñëpp àndandoo nekk benn maanaam dafa nekk loo xam ne lu rafet la ci yu mel noonu ci ñu di ko gis ci Sénégal kon dama gis ni maanaam sport rek sport xam nga dafa war di boole toujours dañ koy wax mais gis nañu ni bi ñu remporté CAN bi sport boobu boole na parce que gis nañu Sénégal yëpp àndandoo nañu nekk benn àndandoo nañu célébrer victoire bi muy loo xam ne lu rafet la ci réew mi loo xam ne aussi képp kuy doomu Sénégal kontaan nga ci keroog waaw mu nekk aussi suñu ndam ci Afrique nekk suñu ndam ci àdduna bi parce que xam nga dañ daan wax ni Sénégal place am la muy nekk première équipe africaine foo ko daan waxee rek dañuy wax waaw pourtant moom ngeen nekk mais jëlu leen Coupe d'Afrique waaye gis nga léegi yàlla dogal na ñu am coupe bi ba pare gën a dëggalal suñu place boobu nga xam ne am nañu ko comme première équipe africaine ba noppi mu jur aussi benn entente ci suñu peuple ñoom ñëpp àndandoo keroog célébrer victoire bi ba keroog sax mën nga ni ku ci amoon lu la naqari bis boobu dafa mel na da nga mujj am lu la neex yàlla dogal aussi Sénégal ci côté sport mu defaat lu am solo muy qualifié ci mondial bi def ko 2018 ñëwaat def ko 2022 mu nekk loo xam ne aussi lu am solo la mais pour man des na waaw ñi ngi ñaan mais des na léegi li des daal mooy nañu fexe ñaan jël coupe du monde bi parce que comme tubaab yu bari nee ñu Afrique mënul jël coupe du monde bi ñii dem nañu ba prédire sax ni Afrique mënul dem demi-finale nañu fexe ñaan jël coupe du monde bi comme ça bu ñu ko jëlee jàpp naa li xewoon ci CAN bi muy entente boobu déggoo boobu amoon ak ni ñu doon célébrer suñu victoire peuple bi yëpp nekk benn foog naa bu ñu jëlee coupe du monde bi loolu dana gën a neexati te sax waxuma ñu jël ko rek pour Sénégal mais nañ ko jéem a jël pour Afrique même waaw ndax nit ku ñuul aussi dafa yàgg di xeex dafa yàgg di rayante te aussi boo gisee tubaab yi di wax non Afrique mënul jël coupe du monde di wax joueurs yi gën a mag pourtant soo demee ci seen championnat yi ñoom ñu ci ëpp ay africain la ñu aussi wala même bu ñu defee nationalité foofu sax seen origine fii la waaw kon loolu moom nanu fexe rek ñu jéem a ñaan waaw ñu jéem a bañ rek ni jël nañu benn CAN rek arrêté ñaan yéen nanu continuer ñaan fexe jël coupe du monde bu ñu jëlee coupe du monde ba pare aussi nanu continuer di ñaan di jëlaat CAN yi ci topp waaw nanu ñaan daal ba jël au moins 12 CAN daal bu ñu jëlee 12 ba pare
après ñu xool benn réew moo xam ni suñu xarit la ci Afrique ñu may ko benn continuer waat jëlaat waaw loolu daal je pense que suñ ko defee dina nekk loo xam ni lu am solo la waaw loolu daal buñ ko defee moom incha allah dina nekk lu am solo la te lépp ñaan mën na ko ñoom ñoo nekk sur le terrain du football ñun nañu nekk ci roq bi di leen ñaanal su ko defee lépp loo xam ni ñaan mën na leen ko jox rek yàlla dimbali leen ba ñaan jox leen ko ñoom nag ñoom ñooy muyo la muyo ni ñu koy waxee su ko defee ñoom bu ñu nekkee ci terrain bi di xeex ñun ñu nekk ci roq bi di leen ñaanal yàlla mën na def ko nu jël coupe du monde ba jël ay coupe d'Afrique tegle ko waaw nu ñu fexe daal ba def noonu ndax gis naa ni daal vraiment sport bi actuellement fii ci réew mi gis naa ni bari na lu naqa di organiser sport bi mën na ko organiser ndax jubale nit ñi lu jafe woon la te sport bi commencé na leen di jubale kon nag nañu fexe ba ñaan rek ñuy gën di gagner ay coupe di ko tegle bu nu demee daal ba tegle ba am 12 CAN daal après ñu seet rek benn réew moo xam suñu xarit la ñu may ko benn continuer jëlaat ndax ñoo bokk Afrique waaw mais daal surtout man daal li ma defe ni moom la ñu war a ñaan fu mu ne mooy nañu ñaan jël coupe du monde parce que waxuma rek ñu jël coupe du monde pour Sénégal mais nañ ko jël même pour Afrique waaw ndax loolu dina yëkkati turu Sénégal mais dina yëkkati aussi turu Afrique daal ba nga xam ni dinañ ñu bàyyi xel tabarakallah su dee ci beneen côté bi aussi comme ni nga ko waxee rek xëy na gis nañu tension yi ci côté politique bi ak ci dossier yi nga xam ni ci côté judiciaire bi ñu ngi koy soulever suba tey convoqué nañu kii gannaaw suba daañu convoqué kii yooyu xëy na mënul ñàkk ci politique xam nga nag dañu jëm ci ay législatif suñu jëmee ci législatif kenn ku nekk da ngay xool nan ngay jéem a néewalee doole ki nga xam ni xëy na jàpp nga ni soo ko néewalul doole rek xëy na mën na la ëpp ay voix ci élection yi mais dama jàpp ni lépp rek nañ ko def ci dal lépp rek nañ ko def ci dal comme ni ñu koy waxee lépp rek nañ ko organiser ndax tey jii fu mu nekk ni pouvoir exécutif am nañu seen wàll ñu ngi koy doxal pouvoir législatif aussi muy député yi nga xam ne ñoom la ñu fas yéene fal bu ñu demee assemblée nañu jàpp ni peuple sénégalais la ñu fa représenté pouvoir judiciaire bi aussi am nañu seeni indépendance ba ñoom xam nañu seeni loi xam nañu nañu organiser li ci des nag diggante waruñu woon def lii ak nañ def lii loolu je pense que suñu waxtaanee rek daañu juboo nañu ñaan daal ba ñëpp déggoo àndandoo nekk benn parce que réew mi su baaxee ñun la baaxal su yàqu aussi ñun la yàqul kon yàlla nañu yàlla dimbali ba réew mi continuer di baax incha allah. macha allah donc chers téléspectateurs ñoo ko déggandoo nañu continuer ñaan yi fexe daal jëlaat ay yeneen 12 coupes sax c'est le feu ndaxte gis nañu itam loolu remarque bu nu def la coupe d'Afrique bi ñu ko jëlee mbooloo bi génn yépp ci Sénégal mbooloo mi xol yi daje loolu quand même c'est rare macha allah xanaa rek nag moom balaa ñu leen di li profiter poser leen suñu dernière question ndaxte suñu ñëwee ci mission bi nga xam ne ni yéen a ngi nekk di koy doxal te lépp tourné ci lii nga xam ne ni génnul islam diine bi génnul itam tarixa tijaaniya bi te ñu gis que ni l'islam léegi dañ ci gis yu doy waar ndaxte liñ ci gis mooy haine bu bëri mooy division fii beaucoup de pays musulmans guerre yi nekk fa et cetera terrorisme bi bàyyiwunu ba ci biir li nga xam ne ni mooy bërëbu yàlla yi di mosquée yi donc yooyu yëpp muy ay remarques yoo xam ne ni def nañ ko te suñu xoolee l'islam li ñu xam ci l'islam mooy religion de paix la religion de justice d'équité donc loolu noonu dafa ñëw quand même gangréné li nga xam ne ni mooy l'islam donc ñu bëggoon leen laaj rek Seydi Mouhamed El Cheikh noo leen fas yéene relever défi bii nga xam ne ni mu ngi leen di xaar ak aussi nan la quand même benn nit mën a rendre équilibré pays boo xam ne ni vraiment jaxasoo na et tout adduna bi sax de manière générale nga xam ne lépp jaxasoo na Seydi Mouhamed El Cheikh est-ce que yan bi diisul lool. waaw je pense que bu fekkee da nga ni wàllu yan bu diis moom yan bu woyof moom baaxul sax bu diis moo ko gën ndax bu diisee rek mooy yiw yu bari mi ngi ci biir monde musulman bi aussi constaté nañu ni mu mel. defe naa ni loolu doonul mbetteel ndax ñëpp xam nañ ni ñu ngi ci axiru zaman bu ñu nekkee ci axiru zaman xam nañ ni nii monde musulman bi mel actuellement noonu rek la mën a mel su ko defee aussi comme ni ñu ko waxee mission bi du mission rek benn réew mais mission universelle la kon képp kuy jullit daf ci am wàllam xam nga boo xoolee ni nit moo nekk ci kanam di doxal da nga naan nit attanu ko nit mënul jubbanti ndëngate bi am ci àdduna bi nii actuellement loolu c'est impossible pour nit mais nag nit kiy dox su fekkente ni yàllaa ko jàppale yàlla moom mën na lu nekk kon ñun suñu mission yëpp dafa basé wu ñi ci du ñun maanaam ñun ñooy mën a organiser fexe ba nga xam ne àdduna bi ni mu jaxasoowee nu delloo si waat àdduna bi mu mel na nga xam ne noonu la ñu bëgg mu mel ko ñun dong mënuñu ko mais nag ki nga xam ni moom moo nu teg loxo di nu jàppale te muy yàlla moom yàlla mën na loolu mu defal nu ko nag jaarale ko ci
sunu sang yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jaarale ko ci suñu maître suñu guide Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif. ni monde musulman bi mel nag bare na loo xam ni tey jii mën nañ ko expliquer xeen bi am comme ni nga ko waxee conflit d'intérêt yi am ci seen diggante comme ni nga ko waxee waaye relation bi nga xam ni moom la ñuy tiise ak ñi nga xam ni bëgguñu avancement wu islam bëgguñu ay avantage am loolu aussi mën na ko expliquer mais le fait que ñu toog di wax nii la demee ak nii la amee loolu réglé wul dara fu mu ne li am mooy comme débuté nañu suñu mission ni ñu ko waxee woon en 2022 ñi ngi ci suñu ay premier jour mission ñi ngi jot directive yi nga xam ni war nañ ko jot te muy jóge ca xayb ndax ñun suñuy directive moom du jóge ci shahada ca xayb lay jóge directive yi ñu war a jot ñu ngi koy jot ñi ngi dox ndànk-ndànk gis nga bërki démb commencé nañ ci Afrique de l'Ouest ngeen gis nu Côte d'Ivoire ñi ngi dox ndànk-ndànk aussi ñi ngi préparé adduna yëpp la ñuy préparé di préparé aussi béréb yi nga xam ni mën nañ ni mooy béréb yi adduna tey gën a yaakaar ci wàllu islam yu ci mel ni Makka di masjidil haram yu ca mel ni Jérusalem masjidil aqsa yooyu nga xam ni ay béréb la yoo xam ni bokk na ci yi islam gën a yaakaar béréb yooyu bu ca ne consignes yi ñuy jot ak feuille de route bi ñu yore am na programme spécial pour béréb yooyu léegi nag programme yooyu il faut nga dem foofu il faut nga saafonteeg ñi nekk foofu il faut nga waxtaan ak ñoom ñu jéem a trouver ay solution ndax nag benn nit kese mën na loolu c'est impossible mais yàlla moom mën na loolu léegi nag yàlla su la tegee loxo soo nekkee ci yoon mu dénk la mission def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon sa conseil mu def Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif mu lay jox ay directives di la guider defe naa ni bu sa xel dalul war na jaaxal nit ñi kon nun suñu xel dal na si suñu mission ndax li ñu war a organiser ñi ngi koy organiser ànd ci compagnons yi fi ñu war a dem ñi ngi fay dem ànd fi ak compagnons yi waaye li ñu war a doxal aussi ñi ngi koy doxal ànd ci ak compagnons yi léegi nag loolu mënul sotti ci benn bis mënul sotti ci ñaari fan mënul sotti ci ñetti fan mais au fur et à mesure ñuy dox di liggéey dinañ dem ba gis ni mbooloom ni nga xam ni bëggee woon nañ ko monde musulman bi nekk te muy àndandoo nekk benn fexe ba intérêt jullit yi nekk ci kaw fexe ba lépp loo xam ne dafa yàqal jullit yi mu nekk loo xam ni dañu koy moyetu waaye fexe ba lépp loo xam ne daf ci déggaloo ñu di ci ànd loolu dinañ dem incha allahu yàggatul ba teg ci bët ndax lépp ci mission universelle bi la bokk te loolu nag moo ñu indi ci kaw suuf ndax bu dul woon loolu rek kon mën na am ni sax suñu ñëw ci kaw suuf du am sens. donc Seydi Mouhamed El Cheikh vraiment ñu lay sant di la gërëm si opportunité bi nga xam ne ni quand même may nga ñu ko ñu mën a vraiment leen poser quelques questions ngeen mën ñu si indil itamit leeralal lii yëpp vraiment ñu leen di sant di leen gërëm. waaw vraiment ñu leen di remercier aussi ci invitation bi bu baax di leen sant waa Medina Cheikh TV di wax comme li ma wax rek message la boo xam ni dañ koy lancer képp koo xam ni yow sénégalais nga waaye képp koo xam ni aussi am nga yaakaar ci yàlla képp koo xam ni am nga yaakaar ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ko bokk ñu xam ni réew mi suñu réew la ñu xam ni réew mi su amee jàmm suñu réew la ñu xam ni réew mi su nekkee ci ay aussi ñun mënuñu maanaam tuxu di dem feneen kon réew mi suñu réew la mission bi lu muy yaatu suñu doxee mission bi ba noppi ci réew mi la ñuy dellu si muy Sénégal kon ñu fexe ba lépp luy jëmale Sénégal kanam nañ ci àndandoo nekk benn àndandoo xàccandoo di dóorandoo di ñaanandoo yàlla dana nu indil la nu bëgg incha allah waaye daal fu mu ne comme gis nañ ni moom Sénégal ñëpp bëgg sport actuellement gis nañ ni ñëpp kontaan nañu ci sacre bi nga xam ne am nañu ko nañu fexe ñëpp jëlaat course yi ñu ñaanaat pour ñu gagner coupe du monde defe naa ni loolu moom lu am solo la te incha allah bu ngeen jógee rek ngeen wax que ñaankat yi ñoom ñu ñaan ko ci salatul fatiha yàlla mën na ko def incha allah kon ñu ngi leen di remercier bu baax macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah. Donc, chers téléspectateurs, comme nous l'avons dit, nous sommes ici de Medina Cheikh Tidjani Chérif dans le cadre de la commémoration de la date du 10 avril. Nous avons vraiment date qui représente lépp. Donc, nous devons recevoir les guides de Seydi Mouhamed El Cheikh et nous avons sant di ko gërëm ci leeralal yi nga xam ne yëpp indil nañu ko fi. Donc, comme nous l'avons dit, dooroon xàccandoo donc doorondo itamit. Donc chers téléspectateurs, c'était un plaisir de vous retrouver encore une fois. Ñu leen di sant di leen gërëm mais di remercier aussi toute l'équipe MC TV di leen wax rek à très bientôt inchallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. MC TV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. Pour vous servir, veillons que chaque information soit pure. MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. Pour
pour vous servir. Veillons à ce que chaque information soit pure. Voici la chaîne qui décortique les réalités de la tariqa Tidjani. Notre point de relais avec le bien guidé Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntaqa.